takbir Allahu akbar Allahu akbar. Asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Sen Kaddu tey nag ñu ngi fii ci place de la nation ngir amal li nga xam ne mooy xeex contre l'homosexualité ñuy xeex wàllum góor jigéen di xeex li nga xam ne moom mooy l'homosexualité au Sénégal ñu ngi nii nag mbooloo mi ñëw na Sénégal mi ngi nii ñëpp ñëw nañ ngir taxaw pour xeex li nga xam ne mooy homosexualité au Sénégal wante namit boo seetloo gis nga ñoom Karim ñu ngi fi ñoom Dame Mbodj ak autorité yu bëri ñu ngi fi ay imam ñëpp a ngi fi ngir xeex li nga xam ne mooy homosexualité au Sénégal tey nag boo gisee mobilisation bi nga xam ne Sénégal ñu ngi contre l'homosexualité au Sénégal ñu ngi nag dugg ci biir jël quelques éléments. ba mu arrêté loolu mu doon def lu mat ñaar ba ñett at a ngi nii exposition yooyu mu daan def di futti jigéen ñi defatu ko te loolu ànd sàmm jikko yi moom moo ko liggéey gannaaw loolu bi ñu doxalee at ci 2018 bi la ñu yëg ne franc-maçon yi ñi ngi bëgg a def Ndakaaru mu nekk seen capital ànd sàmm jikko yi ci la ñu dajaloo waxtaan taxawalaat collectif bu gën a yaatu tuddee ko collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité franc-maçon yooyu doon franc-maçon yooyu nekk ci àdduna bi bëggoon a def Dakar bu nekk seen capital kuréel bi moo taxaw ne leen du fii ndax dëkk bi du dëkk franc-maçon du dëkk góor jigéen muy waa Refam defe naa ñëpp déggoon nañ leen ci lañ leen dàqee hôtel bi leen bëggoon a dalal ñu dugal fa seen avance muy hôtel Malinien woo leen delloo leen seen avance ne dootuñ leen mën a dalal ci ca hôtel ba ci lañ leen dàqee Sénégal ñu dem beneen réew mu Sénégal loolu ànd sàmm jikko yi ñoo ko liggéey ba ñu liggéeyee loolu franc-maçon ya nekk France muy Grand Oriental dañoo bind bataaxal ne gouvernement du Sénégal na jug ci nun ndax du nangu benn kuréel bu ndaw jug ne dañ leen di empêcher pour ñu def li ñu bëgg a def keroog jour bi ñu jotee seen lettre boobu mooy jour bi ñu pare woon pour jëmmarloog ñoom ca mosquée Ina Chafé la ñu toog jàng seen lettre ba mu jeex ne leen ñu ngi leen fii xaar bu ngeen ñëwee ñu dàq leen ca biti far sax jotuñoo di ñu yëg ne Rihanna mi ngi bëgg a ñëw Sénégal ñu bëgg ko jiital pour mu def benn collecte ci suñu wàllu éducation waa ànd sàmm jikko yeeg ñi ñu àndal ju taxaw ne bëgguñu Rihanna teg tànkam Sénégal am ñu bari ñu naan yéenay ñan bay tere Rihanna mu dikk Sénégal ñu ne leen ñun ñooy sëtu Maba Diakhou Ba ñun ñooy sëtu El Hadj Omar Foutiyou Tall ñun ñooy sëtu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul ñun ñooy sëtu Cheikh El Hadji Malick ñun ñooy sëtu Mame Abdoulaye Niass ñun ñooy sëtu Mame Bou Kounta Ndiassane ñun ñooy sëtu Mame Limamou Laye fii bu dëkk franc-maçon du ñu nangu Rihanna di fi teg tànkam. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni tey bis la boo xam ni bis bu symbolique la su ma juumalee yaakaar naa bi mooy une première ñu organiser une manifestation boo xamante ne dañu mobiliser nit yi pour naqaru li nga xam ne mooy góor jigéen mais li am solo pour sénégalais yi xam ko mooy ñun li ñu tax a jóg du góor jigéen kese ndax góor jigéen moo gën a c'est-à-dire li alxuraan naan suma raganaa solo saa filis maanaam foofu yàlla góor jigéen la suma mais ñun dañu am problème yu rëy yu nekk suñu kanam mooy ñun accepté wuñu en tant que musulman ci suñu institution suñu constitution état du Sénégal accepté wuñu ñun état du Sénégal dafa ni c'est la laïcité te la laïcité définition bi étymologiquement mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion te ñun dañu am religion nous sommes des chrétiens nous sommes des musulmans alors dañu war a dund ñun suñu état li ñu gëm ñun loolu moo waral coow yi ngay dégg ni yëpp góor jigéen nag war nañ toll si waruñu woon toll si góor jigéen war nañ fexe cagatu prostitution ni ñu ko jëlee Sénégal war nañ xool sangara bi kan lañ koy jaay kan lañ ko dul jaay ak kan lañ ko même dëkk Amérique Californie dañuy interdit prostitution France dañuy interdit prostitution Ghana mi ngi raw Sénégal ci xeex homosexuel ñu jàpp nañ ci ay 21 personnes
ci ay député ñooy xeex pour criminaliser homosexuel lu tax Sénégal Macky Sall bu bëggee criminaliser bu bëggee def loi d'habilitation ñu defal ko bu bëggee criminaliser viol ñu defal ko mais góor jigéen on tarde à le faire lu tax donc loolu moo tax ñu Sénégalais yi war a xam ñu informé la ñu xam ne dañoo war a jóg pour ñu criminaliser góor jigéen ba pare taxawu Sénégal ci suñu ngëm-ngëm ak suñu diine. xam nga déjà assemblée nationale ñun malchance la parce que ñun amuñu assemblée nationale dama ko wax souvent man assemblée nationale abatio la man su ma bëggee reetaan assemblée nationale laay seetaan donc kon pour man objectif xeex bi mooy le peuple d'abord mooy ñi nekk fi nañ xam ñoom lan lañ amal affaire parce que ñun dañuy rendre compte suñu kanamu borom parce que ñi nekk si njiit yëpp ñoom ñun lañ ko nekkal assemblée nationale dañu baatu askan bi lañ yor léegi négligence boobu ñu négliger ñun toog di croiser les bras ba tey suñu réew ñu ñàkk ko ci li nga xam ne moom la tubaab bëgg ñu ko imposer assemblée nationale existé wul léegi lan moo jot moo ñu dissoudre ko dindi lépp changer institution yi changer constitution yëpp méngale ko ak suñu réalité ak Serigne Touba ak Alaaji Malick Baye Niass catholique yi ñëpp toog ñu pencoo réew mi waxtaane ko ci valeur ak diine non yomb na ñun li ñu bëgg a def mooy d'abord bu ñu assemblée joxee nopp mooy dañuy criminaliser góor jigéen ba pare def ko benn loi boo xam ne dafa intangible day intangible kenn du ko mën a laal xam nga loi éducation bi ñu def ci alxuraan bi ñu fexe ba ñoom imam ndaw jàngal ay imam accès ñu dugg ci éducation bi carrément ministère de l'éducation accepté xale yi jàng alxuraan ñu wàccee ñu dugal leen ci école ñuy joxe cours alxuraan ñu fexe ba prostitution xale bu jigéen bu yoree carte di ko wane loolu du tax mu légal dootul légal ci Sénégal ñu fexe ba góor jigéen ñu criminaliser ko comme ni ma ko waxee sànq donc loolu lu bari na yoo xam ne ci war a taxaw te waxuñu ne dañuy samp loo xam day déranger kenn mais am nañ droit ñun en tant que musulman majoritaire ñu imposer chariatu islam bi nga xam moom lañ gëm te duñu déranger benn catholique duñu déranger képp ku gëmul l'islam nga nekk si jàmm mais ñun islam ñu dund chariatu islam yi non amul taxaw léegi amatul taxaw xam nga kañ la affaire de commencé commencé na depuis 3 ans mais keroog bi ñu laalee prophète Mohamed blasphème boobu ci lañ déclenché chaque 6 mois dinañ def manifestation incha allah waaw ba keroog ñu am gain de cause bi nga gis ne nag Karim nag wax na fi benn wax bu am solo ci wàllum l'homosexualité au Sénégal ak wàllum prostitution gisoon ngeen ko sànq moom moo doon wax sànq ñu bëgg a jëlaat nag ki nga xam ne moom mooy Dame Mbodj pour mu wax li nga xam ne la xam ci l'homosexualité au Sénégal. aleykum wa rahmatullah kooku dafa wax ne peuple su décidé dara yàlla da koy fekk si dogal ko bu ngeen décidé na ngóor jigéen du am Sénégal du fi am incha allah kaddu bi ma leen di wax mooy ñu ngi dëgmal ay élection bépp parti politique bu ñëw ci yéen laaj leen ko lan nga préparé def ci ngóor jigéen ku ko nanguwul criminaliser bu ko kenn woteel ku nanguwul a wax lu leer ci ngóor jigéen bu leen ko woteel ku nanguwul a wax lu leer ci ngóor jigéen bu leen ko woteel ku nanguwul a jàppale te ànd sàmm jikko yi bu leen ko woteel ñaareeli kaddu bi maa ngi koy wax képp ku ñuy seetaan ci réew mi ci région boo mën a nekk département boo mën a nekk arrondissement boo mën a nekk na nga ñëw adhéré wu ànd ak sàmm jikko yi ndax pare ngeen yéen waa Sénégal ndax pare ngeen adhéré wu ànd ak sàmm jikko yi bépp mouvement boo xam ne sëñ Mountakha mu ngi ci biir sëñ Babacar ci Mansour mu ngi ci biir sëñ Mahi Niass mu ngi ci biir Medina Baye Niass Léona Niassène Ndiassane Layène association islamique yi ñëpp ngi ci biir ku duggul ci biir ba ngaa tardé yéen ñëpp na ngeen adhéré wu ci ànd sàmm jikko yi incha allah beneen kaddu bi may wax mooy affaire ngóor jigéen muntu am Sénégal te du fi am li jot a am nag dañ koy corriger parce que ñun ñëpp seet nañu suñuy permis ñu ngi ci def genre te genre fu ñu ko wax ci Sénégal ngóor jigéen lañ bëgg a dooleel loolu nañ ko dindi ci permis yi ñun duñu ay góor jigéen ay jullit lañu beneen bi je suis fier d'être sénégalais tey mbooloo mi bu ko Cheikh Ahmadou Bamba gisee dina kontaan bu ko Alaaji Malick gisee dina kontaan bu ko Cheikh Omarul Fouti bu ko gisee dina kontaan dina xam ne yéen mu jéewu leen puso réew mu jéewu leen puso bi mu réew ngóor jigéen na fi jóg wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Seyda Aïda Diop. ñu bëggoon a xam tey lan mooy sa taxawaay fii nii ci place de la nation. waaw gannaaw bi ñu sante yàlla julli si sangu-sang yi Seydina Mouhamed am naqar comme ñëpp maanaam li ñu bëgg a def suñu réew mi te ñun dañoo njaboot te xamuñu lu dul diine dañoo judd si diine yaru si diine màgg si diine fas yéenee dee si diine kon bu ñu gisee lu mel nii daf ñuy jaral lu ne daf ñuy jaral suñu bakkan fas yéene koo xeex taxaw
def mbooloo ndax mbooloo mooy doole pour jëlee fi lii waaw. tey jii nii li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey muy l'homosexualité au Sénégal est-ce que nekkul nuñ ko si waxatee dañoo faillir à notre éducation wala. waaw loolu moom am na ci parce que boo xoolee mën naa ne muy sama doom di doomu keneen boo xoolee xale yi léegi ni ñuy defee nga xam ne sax amatuñu éducation parce que affaire bi doo xam sax mën naa ne ci kaw la parce que xale yi dañuy xool te xale bu xoolee day roy te bu royee day dàq te ñaanuñu yàlla suñu njaboot gi bokk ñaanuñu ko yàlla benn njaboot ñaaw na te ñu ngi koy mettitu daal di ko xeex nag te dañoo pare pour xeex pare nañ pour jaay suñu bakken waaw pare nañ pour jaay suñu bakken ndax ñun diine rek a ñu saf amuñu lu dul diine bëgguñu lu dul diine xamuñu lu dul diine kon ñun ñoom lu mu leen jaral la ñun jaral nañu ko. tey jii ana nan la ñu war a mun a def ngir xeex li nga xam ne mooy homosexualité ak li nga xam ne mooy prostitution au Sénégal. comme nii rek buñ ko sàlloowee nii chaque jour jàppee ko nii rek incha allah dinañu abal parce que mbooloo mooy doole te mbooloo l'islam moo ëpp doole lépp nit ñi dañuy wax rek naan mbooloo l'islam kii déedéet mi ngi fi te jógu fi te du fi jóg ba mukk incha allah te xoola buñ ko jàppoo nii chaque jour incha allah dañuy abal te dañuy abal sax am nañ ci yaakaar incha allah bu neexee yàlla dinañu abal bu neexee yàlla. ana benn message ngay lancer au président de la République du Sénégal. waaw moom mu ñëw bëgg lu ñu bëgg ñun lu ñu bëgg président bëgg luñu ko pour mu oyof si moom yomb si moom parce que ñun bëgguñu lu dul diine te comme moom nee na jullit la dafa war a ñëw ànd ak ñun si xeex bi man pour man moom moo fi waroon jiitu parce que buñ koy xeex ñun ñëpp dañ ko xeexal Sénégal yëpp te moom si Sénégal la bokk kon moom te moo jiite sénégalais yi kon dafa war a jóg comme ñun pour ñun moom moo waroon jóg ñun topp ko mais comme jógul ba ñu jóg daf ñu war a fekk si ñun lancé wuñu ko daal lu dul nañu fekk si rek li ñu bëgg nañu ko defaral pour jàmm am parce que ñu daf ñu jaral lu ne. bàyyil héritage bu bien ci wàllum spiritualité ci wàllum diine confrérie yi surtout donc mu nekk loo xam ne waruñu ko perdre mu nekk loo xam ne waruñu tijji yenn bunt yi ba yenn samba boy di ci profito pour ñëw naan dañ fi instauré ay pratiques yoo xam ne Sénégal musul xam loolu ñëpp xam nañ ne Sénégal ndóol na ndóol boo xam ne am na yoo xam ne boo ko commencé amal fii rek mooy da ngay permettre gars yi ñuy jël xaalis wala yenn privilèges yi di ci jéem a détourner ndaw ñi di ci jéem a détourner xale yi et pour man dañu war a xeex ba loolu bañ a am looloo waral suñu teewaay fii te ñoom sax ñoom ñiy ñëw fii di ñu jox ay leçons naan da ngeen war a defee nii wala defee nee surtout américains yi yow tey en tant que jullit boo fa demoon te sa diine may la nga am ñeenti jabar boo fa demoon duñ la ko autoriser et pourtant ñoom dañuy autoriser nit di sëy ak mala dañuy autoriser yeneen pratiques yu gën a salte yooyu et yow lu la sa diine may duñ ko autoriser et ñoom après ñooy ñëw fii di ñu jox ay leçons naan ñu da ngeen war a defee nii da ngeen war a defee nii pour la démocratie pour alors que ñoom pour la démocratie ils ne t'autorisent pas ces pratiques que notre religion nous autorise donc loolu bokk na ci lu tax ñu ñëw taxaw pour xeex pour que yenn yi bañ a ñëw Sénégal. mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ana lan mooy sa xalaat ci li nga xam ne war nañ ko pour ñu voter loi criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité. dégguma maanaam lu voter loi bi nga xam ne dañuy criminaliser li di homosexualité. waa télévision yooyu ñëw waaw je crois que tey ñiy teewal askan wi foofu ñoo war a tamit ñu gën a mën a teewlu liy bàyyi ak seen tànk tubéy parce que boo dee chrétien wala ngay musulman wala sax nga am yenn attachement yi ci suñu culture. am na yoo xam ne waroo ko nangu muy yegg si sax waxuma la ñu koy teg ba koy waxtaane mais muy yegg si foofu sax donc je me dis que il faut qu'ils se battent pour pouvoir protéger les Sénégalais surtout la jeunesse sénégalaise. yow xamal ne waa ànd sàmm jikko yi ñoo leen délégué ngir ñun ñëpp ñu bokk signé pétition bi day wéy. li ma koy wax mooy xoolal mbooloo bi fi nekk xoolal ñu nekk ci réseaux sociaux yi Sénégal àndul du mas a ànd ci yenn yi. donc na déglu peuple bu mu nangu ñu koy influencer sur quoi que ce soit na déglu peuple. nag ñun dañuy wax suñu gouvernement nii nañu saytu ONG yooyu noonu lépp luñ fi nekk di fi teg di ko teg te àndul ak suñuy valeur àndul ak suñu ay diine nañu ko dindi wala nañu rocc seen licence ñu jugee valeur parce que fii réewu valeur la réewu diine la. suba lii ci jamono jii bi nga xam ne duñ nañ seytaane wala lu ko ëpp ñu ngi taxaw ca kaw di woo nit ñi foo ak góor jigéen waaw loolu lépp si la bokk parce que soo déggee ñu ni ànd sàmm jikko yi lépp luy yàq jikko yi dañ koy fiy dindi
te lépp luy jàq jikko yi mooy loo xamante ne ni àndul ak l'islam ñun suñu base mooy l'islam lépp lu l'islam tere ñun dañ koy tere prostitution baaxul bokk na si lu ñuy xeex yàgg nañ di ko wax homosexualité baaxul drogue baaxul sangara baaxul yamba bi baaxul sàcc baaxul fen baaxul yooyu yëpp baaxul te ñun waa ànd sàmm jikko yi dañ koy xeex parce que jikko yi fi Seydina Mohamed indi ñoom maam borom Touba sàmm ko ñun dañ koy sàmmaat pour mu des fii ci réew mi jërëjëf. ci tamit Sénégal fan yi bëri na ay sexe tape xale yu jigéen ñi di photo seen bopp ñii di vidéo seen bopp góor loolu lan moo say kàddu yow en tant que jeune en tant que membre. waaw parce que perversion bi ça paye cher perversion bi dafa cher gars yi dafa may ONG yoo xam ne xam nga lu leen neex lépp luy yàq valeur rek dañ ciy dugal xaalis bu bëri te ñoom ñooy defar xaalis ñoom nag ñoom ñooy xool ñi nga xamante ne nii mooy animatrice affaire yi mu ngi commencé ci animatrice mu ngi commencé ci animatrice yu bëri yu mel ni ay ñoom Amina Poté ay ñoom Thiamas ay animatrices yu bëri yoo xamante ni dañoo nekk ci télé bi di fecc di sol ay peew di def lu leen neex ñoom ñëpp ñoom ñoo influencé tey xale yu jigéen ñi ba ñu dugg ci perversion yi te xale yi suñ ci duggee rek day am ñu leen di woo di leen approché di leen jox xaalis di leen encouragé parce que loolu dafa bokk ci dégradation des mœurs te ñooñu noonu seen liggéey mooy lan mooy fexe ba les valeurs soient détruites donc ñooñu ñëpp dañuy wax ak ñoom ni leen ñun ñi ñuy xeexal yéen si ngeen bokk mais ñun tamit ñi ñuy sensibiliser yéen si ngeen bokk parce que suñu ay frères ngeen suñu ay sœurs ngeen bàyyi leen li ngeen di def te ngeen dellu ci valeur te ngeen dellu si diine parce que àdduna yàggul àdduna ñaari fan kese la wala ñetti fan yàggul kon nañ fi jéem a liggéey loo xam ne ëllëg suñu demee suñu bàmmeel dinañu wal merci beaucoup jërëjëf Omar Sarr coordonnateur Nittu Dëgg buy texe lay sax kon ñu ngi ñaan di wax kilifa yi nguur gi nañu am nopp yuy dégg ngir mu waaw suite bi c'est très clair mooy am na ay pétitions yoo xam ne defar nañ ko ci pétitions yi on demande la criminalisation de l'homosexualité bokkuñu loolu sëñ Babacar Sy Mansour jox nañ ko pétition bi mu signé ko sëñ Mbaye Sy Mansour signé na ko sëñ Mountakha signé na ko sëñ Mahi Niass xalif général yi nekk Sénégal yëpp signé nañ pétition bi pour wax ni góor jigéen na fi jóge léegi suite bi mooy pétition boobu la ñuy jël ak peuple bi pétition yëpp signé nañ ko dañ koy yóbbu assemblée nationale ñu wax député yi par force dañuy voté loi boobu pour criminaliser l'homosexualité parce que Sénégal réew maam Ahmadou Bamba réew maam Baye Niass góor jigéen mënu fi amee baax non ñoom amuñu issue loolu force la ñoom amuñu issue de amuñ benn issue loolu fa xamalu tax parce que on est le peuple on est la souveraineté te ñun ñooy dogal fii ci réew bi Macky Sall dogal député yi duñ dogal ñoom ils nous représenté te ñun la ñuy représenté kon ñun li ñu bëgg ñoom moom la ñuy def par force suñ ko deful ñu jëlee leen fi indi ay meilleurs représentants ñu teg leen fi ñu représenté merci kon safaan mooy góor jigéen safaan mooy lesbien safaan mooy waaw li may lancé population Sénégal moom nañu conscient population Sénégal nañu conscient nañu comprendre lan moo ñu indi ci kaw suuf yàlla créé wuñu ci suuf rek pour ñuy def lu ñu neex pour ñuy wax lu ñu neex yàlla daf ñoo tënk ci ay dogme mu jaarale ko ci diine bu ñuy wax diine islam à travers le Coran nañu xool lan moo nekk ci Coran ñu topp ko ñu def ko prostitution baaxul homosexualité baaxul fen baaxul sàcc baaxul yamba baaxul sangara baaxul yooyu yëpp ñun ànd sàmm jikko yi dañ koy xeex te dañuy wax population bi yooyu yëpp dañ ko moytu parce que baaxul ndax ku ci nekk sa issue du baax àdduna du baax àllaaxira maa ngi tudd Nafissatou Diaw dëkk cité Sonatel Malika. bi teewal fi xalif général de Tidiane. bëggoon a xam lan mooy sa teewaay tey fii nii ci place de la Nation. tey li sunu teewaay mooy tey nekk jullit di xeex ñaawteef yi nga xam ne am na ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ñu ko bëgg instauré te duñ ko nangu méngoowul sunu diine méngoowul sunu aada méngoowul ci sunu askan looloo ñu indi tey jii. mi ngi tey jii nii thème bi nga xam ne jël nañ ko muy wàllum homosexualité au Sénégal ñu bëggoon a xam tey ana lan moo indi homosexualité au Sénégal ndax jikko yi la wala fay à l'éducation la wala la. waaw li ko waral sax nag mooy ñàkk éducation wax dëgg deex yàlla ñàkk éducation moo ko waral ak roy tubaab yi nga xam ne bokkuñu aada bokkuñu diine léegi nag xale yi fii bu fekkee ne dañuy roy rek di seetaan. manque d'éducation bi nga xam ne am na ci télé yi am na ci communication yi loolu moo gën a tax xale yi di ci bàyyi xel te loolu du ko nangu tey ci délégation yi comme ni mu ko waxee. ñu bëggoon a xam ana ban message ngay lancer à la population sénégalaise. maa ngi wax population bi ñu ñëw comme ni ko imam Assane Sarr di waxee imam Assane Sarr bi nga xam ne mi ngi nekk unité 24 dafa ne ñun ñii de sunu maam yi dañu fee bàyyil valeur bàyyil ñu fi diine nañ ko xeex benn jeune bañ koo nangu ndax tey jii jeunes yi ñoom ñooy véhiculer l'islam
comme nañ ko doon defee ci atu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ba léegi nii Sénégal diine l'islam la sunu mag yi l'islam la ñu xam kon jeunes yi ci seen bopp ñoo war a takku taxaw ñun sunu wàllu wéy na ay mag lañ ay maire lañ paa yi ñii soxlaw ñu leen jeunes yi lañ soxla kon yéen na ngeen ko bañ bés ba au dernier souffle na ngeen ko bañ yéen jeunes yi Imam Assane Sarr loolu lay prôné ci Sénégal gi nee na bañ leen ko yéen jeunes yi. président de la République moom dañ koo voteel parce que dañ koo bëggoon sax nag ndax en tant que musulman moom loolu lañ doon wax liñ koy wax nag di ko ñaax moom dafa bokk ci ethnie boo xam ne c'est le seul ethnie du Sénégal bi nga xam ne amul benn non musulman moom ethnie bi mu bokk amul benn ethnie boo xam fii ci Sénégal am na non musulman kon loolu moom faveur la woon ci moom sax sénégalais yi gis ko bëgg ko voteel ko kon dafa waroon ñëw ànd ak ñun ci xeex bi te xam ne l'islam mooy dëgg moom jullit la tant que déclaré wul ni du jullit kon luñ ko génne ci jullit ci umma bi lañ koy boole parce que moom nee na jullit la bu taxawee nag ne dekkatul jullit ñu door a xam naka la ñuy def ak moom mais liñ koy woo mooy na ñëw nekk ak ñun ci combat bi te xam ne adduna day jeex bal tuksiruuna xayaata dunya wal axiratu xayrun wa abqa. foofu ci Casamance. na micro yi wàcc tuuti waaye na micro yi wàcc. mën nañu suul sama baay ñooñu mosuñoo manifester seen manifestation c'est extrêmement rare démb manifester nañu foofu ci affaire góor jigéen yeeg LGBT ak yu mel noonu kon di wax rek ni am na luy jóg Sénégal loo xam ne soxla nañ ko fii Sénégal mooy lu jëm ci jikko mbokk yi def interview loolu ci ginnaaw donc ñu ngi ci biir. xam naa ko tàmbali ngeen ko ba noppi waaye bu jeexee rek ngeen ñu ngi ci biir bu ko defee fële ci ginnaaw leen wax ne ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ma sàmm ci jikko concentré wu la ñu wax nag concentré wu foofu foog ñu jàppale dugg ci xeex bi parce que gouvernement Macky Sall ñu jaajëfal bu baax régime Macky Sall régime boo xam ne day dooleel góor jigéen Sénégal di ko jaarale waa kër maam Amary Ndak Seck bu Sénégal di ko jaarale ci ay sew nga xamante ne ni mooy wax ci turu projet de loi bu ñu woon yóbbu Assemblée nationale Cheikh al Islam Hadji Ibrahima Niass dañu ko jaxase criminalisation du viol jaxase ko criminalisation kon mi nga xam ne moo bàyyi ko daaru acte contre nature mais bu daanee léegi ñu ci kàddu yu mujj yi incha allah ñu may dégg bu baax fa ko bëgg a jàllale ñu woo kon mbokk mi bàyyi ko genre ñoom na bàyyi su boobaa ñu wax tubaab yu nekk seen ginnaaw ne leen kon ñoom loi Sénégal constitution bi dugal loi de la presse nee nañu journaliste ñu wax taxaw leen sexuel kon nag dañu war a jóg léegi taxaw xeex ko projet de loi bi nag woo proposition de loi lay doon xaw ma nu demee mais maa ngi ñaan député yëpp ñu voté ñu signé pétition en ku ko signé wul nag ñu xam ci Macky Sall moom ci boppam moom Moustapha Niass ñoom ñooy ji Benno Bokk Yaakaar kon ñu yóbbul pétition képp ku ko képp ku ko signé nga xam ne kon danga cee ànd te baaxul ci Sénégal baaxul ci askan wi dañ ko xeex incha allah mu jóge fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wax benn baat dong lañ doon wax mooy góor jigéen du fi am daanaka mën nañoo yem ca kàddu gu njëkk ga waaye nag ñëw ci kàddu gu mujj gi wax ne mbooloo mii fi daje woon daje mu mujj ba dajewaat fi daje bii rikk waay nañ tànn ci gaa yi. nañ tànn ci gaa yi kenn koo xam ne doole ji dana ko mën a boole bu doole ji booloo li bëgg a soppiku soppiku ndax lu ay birig bari buñ leen tegalewut duñ tudd miir duñ tudd kër ay birig doo mën a ñu tudd lii fi daje te daje woon fii keroog daje male te man fee dajewaat waaye rikk waay nanu boole doole yooyu soppi li war a soppeeku changé li war a changé ñii daal kuñ fal yaay falu kuñ fal yaay falee bu fekkee ne bu diri ji amee lu ko naqari ñu ñëw daje demaat mu amoon lu ko naqari ñooñu fekk daje demaat dañuy daje demaat rek
te wolof nee na ku yab jàmbaar ca doxin wala intilaaxan min kolobaan ilal wahdati li raf di góor jigéen kàddu gu njëkk ga ba ci kàddu gu mujj gi mooy du fi am du fi am du fi am tànn leen nag li fi jële lii fi ko mën a tànne baax na ca daara ja ca barab ba ca beneen ba ñu ànd ñun ñëpp def benn say kuñ fal yaay fal kuñ fal yaay faleew yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara waaw waaw ma jeexal ci lii ma ŋàbb fu ñu diine wooxe rek ne jaahidu fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim mooy naaj lii ngeen taxaw waa leen góor yow man xiyaam yàlla buñ gisul naaj bi amwaalihim nag mooy mbuus yi comme mbuus ñëw ci yow li ca sa poos def ko ci sunu borom bindala tuyaaba tant yeeg sees yeeg rajo yooyu ñu fayee leen ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërë ngeen jëf. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki Sénégal yéen borom ndono li nga xam ni àdduna sépp ñee nañ leen ngir l'exception sénégalaise réew mi mooy réewu Sëñ Ceneba réew mi mooy réewu maam Abdoulahi Niass réew mi mooy réewu Cheikh Omar Fouti Tall réew mi mooy réewum Cheikh Seydi Alhaji Malick Sy réew mi mooy réewum maam Limaamullaahi fii ci Yoof waaye réew mi mooy réewum Cheikh Ahmad Bamba sunu ndono lii ñu am te àdduna sépp ñeewe ni ko duñu seetaan kenn yàqal ñu ko moo nu gënal àdduna ak li ci biiram kon ñoo ngi tàmbali suñu nuyoo ci kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoo ngi toog ci kaw te xalif généraux yi yabal leen fi ñoom la ñuy dale suñu nuyoo ci ñoom nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo jiite association islamique yi association imam yi sëriñ daara yi mbooleem société civile bi mbooleem ndaw ñi mbooleem jigéen ñi mbooleem askanu Sénégal yépp ak ñi nga xam ni ay acteurs politiques lañ te gis nañ leen fii ñu ñëw ànd ak ñun ndax question bi ñi ci nangoo affiché wu addu ci bariwul mani question bii ñi ci nangoo addu fés ci bariwul kon mbooleem ku teew fii gis nañ sa teewaay sénégalais yi war nañoo xam ni mën nañ compter ci ñoom kon wax ji du gudd wax ji dafa am bisub tey jii dafa am lu muy marqué ci histoire bu Sénégal ku ne xam na ni téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom wala juróom-ñaar ñoom ñëpp njabootu yonent bi leen sallallahu alayhi wa sallam
waaye boo jëlee téeméeri Sénégalais yu nekk juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent ñépp ay way gëm lañu muy jàngu bi ak diine l'islam ñépp di ay way ngëm kon askan wu mel noonu suñu bëggee indil lu doyadi lii lu ñaaw lii lu bon lii di ko def nag ci turu askan wi di ko def ci turu askan wi ba noppi leeraluñu ko fi mu nekk nii ñi incarné suñu institution yi boo waxee ñu ni ñoom laalewuñ ci defuñu ko waaye ndekete fi mu ne agenda bi sori nañ ci lool ba pàcc bi ci njëkkoon sax weesu nañ ko loolu yaakaar naa képp koo xam ni dégg nga suñu kaddu yi ñu ci doon yëkkati xam nga ni première phase bi muy la phase d'institutionnalisation de logique actuellement Sénégal weesu na ko ba pare gouvernement bi pare na ci mooy def nañ la SNEC 2 muy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre dont la vision est de faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. yéen Sénégal képp ku may dégg kan lañu boddi fii ci Sénégal dégguma dara mani Sénégal kan lañ fi boddi fii kan lañ fi discriminé daara yi kon ngeen xam ni dëgg-dëgg suñ doon wax boddi ci Sénégal njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dong lañ fi boddi ndax ñoom dong lañu wax ci constitution bi nii bu ñu ñëwee ak li yonent bi jàngalee andil leen ko ñu ni leen yéen mënu leen a sos parti dem leen toog fee waaye nag ñeneen ñi nga xam ni am nañ yeneen sëriñ muy ay marxistes léninistes ay maoïstes libéraux yi socialistes yi ñooñu moom sañ nañoo taxawal kuréel woo ci sénégalais yi jiite réew mi waaye taalibe yonent bi sañu ko ci réew mi lii moo waral bi suñu mag ñi yëkkatee ci code de la famille xeex fi xeex bu rëy mboolem turux yi nekk Sénégal gépp mën naa cee lim suñu sang ba nga xam ni ba tey jii mooy yëngal suñu xol yi di waajuru sëriñ bii toog muy Alaaji Abdou Aziz Dabakh ànd ko ñam ko àndaloon sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Mandione Laye ak mboolem kilifa yi nekk ci biir réew mi ndax xam ngeen seen jéego yooyu fan lañ ko mujjee neenal ko ku attana neenal jéegoy Alaaji Abdou Aziz ci réew mi attana neenal kaddug Alaaji Abdou Aziz ci réew mi xam nga ni suñu signature yi buñ la ko joxee da nga ko neenal kon ngeen xam ni suñu kilifa yi wàcc nañu ndax ñoom seen kaddu rek lañu am li ci des ñun askan wi ñoo koy lijjanti ndax ci li ma xam benn kilifa moo nekk ci réew mi te mooy askan wi le peuple est souverain la souveraineté de ce pays appartient au peuple sénégalais et non aux organismes à l'ONU ou bien à d'autres organismes satellitaires moomuñu réew mi yilifu leen ñu réew mi Sénégal moo ko moom réew mi sénégalais yi ñoo ko moom kon ngeen xam ni histoire nag mi ngi xool askanu Sénégal rawatina sa jeunesse ni ñu neenale woon jéego yi ca les années 70
muy code de la presse ak 1972 ñaar fukki at ak nangam ñu yëkkati waat ko ci SYRCOF ci ndigalal Alaaji Abdou Aziz Dabakh ak sëñ Saliou Mbacké ba tënk code boo xam ni ñi ko doon taxaw ñu bari ñoo ngi fii tey ci tribune bii toog Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine moo ko doon coordonné ba ni ñu ko déposé à l'Assemblée nationale en 2010 ñu dellu ko naane ko ataaya dellu ko nasaxal dellu ko ginnaaw joxuñu ko gëdd xawma ndax li may wax dégg ngeen ko maanaam suñuy kilifa ñoo jóg jëf wax ñu delloo ko ginnaaw neenal ko kon suñu signawaatee tey jii signature dañ koy dem naane wat ataaya kese kon la jeunesse sénégalaise ana ñan ñoo pare pour taxaw ci suñu kilifa yi ñu bëgg mu am ana ñan ñoo pare ngir li suñu kilifa yi bëgg mu am kon jeunesse sénégalaise soyez prête waaye ci jàmm ci dal ci xam-xam ci yar fexe ba jëmmal suñu kaddu kilifa yi ndax bis bu ñu ñàkkee seen kaddu nañu xam ne réew mi ñàkk na sookalam jërë ngeen jëf na Chine mel jërë ngeen jëf na ngeen xam ni na États-Unis mel américains yi ñoo ko melal noonu na Chine mel chinois yi ñoo ko melal noonu na Occident mel occidentaux yi ñoo ko melal noonu kon buñ yaakaar mukk konte ci kenn ku dul ci suñu bopp ndax yàlla du wàccaat di def dara kon nag ñoo ngi laaj ci turu kilifa yi xalif généraux yi nekk Sénégal yépp xalif généraux yi nekk Sénégal yépp signé nañ pétition bi document yaa ngi nii ma yore mi ngi mii ma tiim yàgg ngeen koo gis soxlawul sax ma koy wane mboolem ñi jiite association islamique yi yépp signé nañ pétition bi mboolem association des imams signé nañ pétition bi kuréeli jàngkat yi ordre des médecins lu bari ci société civile bi ndaw ñi représentant jigéen ñi mboole seen universitaires yi ñoom ñëpp signé nañ ko kon kan moo des ci Sénégal ku signé wul état li ñu koy laaj te laaj ñu ko dañ koy exiger ndax suñu àq la mbokk yi ma misaal leen ndax message bii ñun askan wi am nañ ci wàll dafa am kër goo xam ni boroom kër gi dafa am ñeenti soxna maanaam ña xamul soxna mooy dafa am ñeenti jabar aawa bi amul doom ci kër gi mooy ak ceddo moo jiitu ci réew mi ñaareel bi mooy lislaam am na fi juróom-ñeent fukki doom ak juróom ñetteel bi mooy enteel bi nag mooy doom yi franc-maçonnerie moom doomi njaaloo la bi mu dikkee ci biir réew mi ñu andi ko ñu ni ginnaaw mooy ñeenteel mooy seet bi te ginnaaw xamuñu baayam te kër gi ñi fi nekk ñëpp sant baay na ñëpp bàyyi seenu sant di wuyoo santu alaxam ndax gan gii fi dikk te judduwul ci yoon kon bu ko askan wi nangoo damay wax ni lii ñu teg jaadu na ndax mag lees ko teg mu nangu dagan na askan wi rek kay kilifa gi ci réew mi ñun amaguñu assemblée nationale assemblée de parti la ñu am loolu nag ca Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall mi assemblée de parti moo fi nekk lu ñu askan wi lu tuuti ci si ñoom nga ciy gis ñu taxawal askan wi kon nag askan wi bu ngeen yónnee seenub yónnent doxuñu ko ngeen dellu yónnee seenub yónnent doxuñu ko li ci des yéen a koy seetal seen bopp ndax sëñ Mbàkke waa ji tànk bi lay xasan ki mu sasal mu koy wokk di ko wokk waa ji ne ko yaa ngi may gaañ mu ne ko lii wa tax mu tëw a neex moom tànkam mooy xasan
mu yaakaar ni tànkam day xasan muy wokk keneen kooku ni ko yaa ngi koy gaañ mu ni ma waaw kay yaa ngi may gaañ mu ni ko lii wa tax mu taw a neex ñoo ngi wokklu te li ñu bëgg amaguñ ko kon jël leen seen responsabilité xam ni yëf yi nag ñoo ko bokk nañu ko diisoo te pencoo réew mi kenn ku ci nekk li mu am mu andi ko te ñu bàyyi xel pas-pas yi ñu am ak ngëm-ngëm yi ñu am ak suñu aada su ko defee nag ñoo ngi exiger ñaar benn bi ci njëkk mooy ñu taxawal agenda LGBT bi Nations Unies digal Sénégal te Sénégal di ko doxal depuis 2016 jëm 2026 loolu négocier wuñ ci réew ñu ci dañ koy arrêté ci nii wala ci nee c'est non négociable benn ci des beneen bi ci des mooy une loi buy criminaliser mbirum góor jigéen Sénégal seetaan nañu ba suñu tur ñun ñii fi toog mboole suñu kenn ku ci nekk ak li ngay bëgg lu baax ak man mii di wax ñun ñoo jox ndigal li yàlla tere woon jigéen ci njaaloo jox nañ ndigal ñun jigéenu Sénégal bu bëgg nga dem wut carte ñu defal la ko ci turu sénégalais yi nga jaay sa bopp at mu nekk nga ñëw fay lempo ñu lekkat ko ci suñu tur la ñu taxawal tool boo xam ne LONASE la tudd muy kat te yéen ñëpp a jàng innamal xamru wal maysir wóor na leen ni kon tool boobu ñoo ngi taxaw ci mooy yàlla di jëflante ak yàlla kon noonu ñaar yi jàllee sàngara jàll leneen jàll noonu la mbir mii di jàlle su fekkee seetaan nañu taxaw waaye taxaw ci ak dal taxaw ci ak jërëjëf ñu wéyal programme bi takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jërëjëf ñu baal ñu wéyal programme